dikkati na ana ñu ne woon waa parti démocratique sénégalais day dañu dem lëkkaloog waa APR mbiri day dafa mel ni am na lu cay laxasu tribune yéene kaay ne ma mane la Abdoulaye Wade day dafa mel ni bu doon coronavirus la mënees naa wax ni virus bi jamono ji mu ngi koy wër ci peggoog Macky Sall moom Daara Wade Ndiak Fara Wade Ndiak nee na fichier électoral bi nañu koy saytoo jaarut yoon moom parti démocratique sénégalais nee na nag nañu jëlee bitim réew andi leen fii ngir ñuy saytul nu suñu fichier bi loolee la àndu tey àndu ëllëg ndax jàpp na ni ab càcc mën na caa am de moom Daara Wade Ndiak yemu ca ndax nee na nag moom ak libéraux yépp ña nga ànd di sàkku nag ñoom opposition bi ñu daal di teew ci yër gi waaye tam ca saytu fichier électoral bi yéeni kaay bi di la tribune ne moom Abdoulaye Wade ak waa parti démocratique sénégalais day fanu samp jóguñu fa ci kàddu Cheikh Dieng ña ngay tuumaal président Macky Sall ak ministre de l'intérieur mii di Félix Antoine Diome ne dañoo bëgg def la leen neex ci fichier bi ndax luñ leen bind duñ leen tontu waa parti démocratique sénégalais ci yéeni kaay bi des médias bi ne duñu fi yem de déedéet daañu na xool yeneen pexe ngir wax ak Macky Sall bu ko lankee boo maytul yoon lañuy teer jee ak moom source aané moonte day gouvernement bi nee na procédure bu union européenne ngir saytu fichier électoral bi dafa xaw a yeex ñoom ci boppam ñooy génnee ak koppar ngir fay ñoo xam ni daañu leen saytul fichier bi barki Dembo Njaay gi rek source aané ma am nag ndaje boo xam ni Mazine Ndiaye moo ko jiite parti yëpp daal dina ñuy nag walidé listu nag juróom-ñeenti experts yi nga xam ne ña nga bàyyeekoo bitim réew te nangul nañu ñoo ñee daañu sayti fichier bi te it nangu nañu ne daañu noppi nag ci xiiroo geeg ŋaayoo gi ngir bañ a nag gàntal comité bi nga xam ni mooy saytu lu jëm ci dialogue politique bi ak lañ fa daal di tënkoon tribune yéene kaay mel ni kuy tontu source a naan ko déet parti démocratique sénégalais day expert yooyee ànduñ ca tey ànduñ ca ëllëg libération yéene kaay ne ma ku wax lii wax la ca des ani plainte bu Ousmane Sonko ba fan la mujjee daanaka dañ ko daal di classé de daal di koy tàbbal géej nag ñu fàtte ko ba faw août 2019 ci fàttali libération ne ma la Ousmane Sonko bindoon ab plainte moom jiital Pastef doon fa tuumaal Mamour Diallo Maysa Ndiaye Tahirou Sarr ak keneen koo xam ni xamuñu ko ci wàllu nag escroquerie juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yu toftal téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari millions ki suñu koppar day la leen Ousmane Sonko di tuumaal fan la koppar googee jaar lii mooy coow li mooy wax ji Les Échos yéene kaay ne Ousmane Sonko kay moom doyen des juges da ko daal di dàq sax ci dossier ba faf daal di ne kenn gaañu ko ci kenn loru ko ci te it mbir mi soxalu ko moom directement kon amul lenn lum ciy saytu tribune yéene kaay ne fan la Boubacar Seye jaar tey laa leen koy xamal tàbbal nañ ko kaso de moom Boubacar Seye day fanaan na guddeem gu njëkk ci kaso ni ki démb libération di ma xamal ne moom Boubacar Seye day tàbbal nañ ko kaso waaye dafa wéy di wax ay dëggam moom jiital Horizon Sans Frontières ni gendarme yi lii ma wax ay document laa ci yor yu bàyyeekoo ca Union européenne ma jot ko ci sama mail madame Patrice Desmond moo ma ko daal di yónnee kon duma ci teggi dara tribune yéene kaay na ma tëj nañ ko de waaye gaa yaa ngi wéy nag di sàkku ñu daal di bàyyi nu mu gën a gaawee Boubacar Seye 24 heures yéene kaay ne Boubacar Seye day tëjub kasoom nguur gi rek tuuma ga daal ma ngi ca nguur ga rek Ousmane Sonko ne Boubacar Seye daal lañ ko tëjee du lenn lu dul joxoñ foo xam ni Macky Sall bëggul ko fa joxoñ ku aju da ngay bañ ku téen te Boubacar Seye daa téen fay metti la Boubacar Seye laal te président bëggul kuy wax liy metti ci askan wi Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéene kaay ne ma waxati lay metteeti man day damaa njortu nay président ay projet moo yu Paul Biya ñoo daal di niroo 1982 ak tey ma nga nekk ci boppu Cameroun jugu fa dara mayu ko doole joojee nag guddul pétrole ba gaz ba nga xam ne am na ca réewam te loolee feeñ na ci waxu réewum Sénégal Macky nag jàpp na ni Mamadou Lamine Diallo wax ba tey de mën naa jëfandikoo loolee ngir mën a toog ci réew mi abadan daayi man Sud Quotidien ne waxtu woowu gaa yi nekk ci gerte gi moom ña ngay daal di suux moo tax it bëgg nañ andi ay coppite ci njaayin mi producteurs yi day ànd nañ ci waaye nag buñ sañoon duñ ci loru direct news ne ma demal ba Sénélec foofee day kër ga ma ngay mas boppam courant moom nag liggéeykat yi ña nga dal ci kaw seen directeur général bii di amul yaakaar moom bitee gaa yi di ma xamal ne Sénélec day ba nii kenn xamul fu mu war a teg tànkam ma ngay làmbatu ni ku ay gëtam neexul mbugal daal daanaka sorewul ak la am Sénélec nguur gi nag ma ngay xëpp xaalis Sénélec waaye yorin gaa baaxul moo tax it direct news ne ma xoolal ma compteur yees yi nga xam ne jënd nañ ko rek wàlluk technique ga dafa daal di des te boo moytul du attan nag woyofal gii te fan doon jëndee compteur ya jeex na fa tey lii Les Échos ne ma xoolal rek la am ca Dakar dem dikk maître Moussa Diop nee na ñawaaja waxoon ne ay employé fictif lañu directeur bu bees bii de fay na leen ci weer wi ñu génn Omar Sarr daal en tout cas ay dëggam mooy te ministère ba nga xam ne jox nañ ko daal dina fay fal Ibrahima Diallo def ko directeur de cabinet Alioune Thiam mu fal ko Ndeye Ami Dioum mu fal ko Ndiaga Falit mu fal ko chargé de mission ay jéege ñaaleem daal la daal di jël l'exclusif yéene kaay day mooy daal di laajte lan moo waral nag attaque yu bëri ñu koy amal ci groupe des médias bi gars yi daal ñu ngi koy soxee fu ne te daanaka sox yi ma ngay bàyyeekoo ci télé wala rajo bi Youssou Ndour bi l'exclusif yéene kaay sampub laaj lan moo waral Youssou Ndour mii ragal Bougane Gueye Dany ndax dafa jàpp ne mooy wuutu Macky Sall mu bañ mu am mbaa ragaleew ko tës mi nga xam ne askan bépp moom la ñuy déglu revue de presse suba teel gi gars yi abonné ci ak ndumbelaan bi nga xam ni daanaka ma nga yëngal TFM bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi ca day faat kenn
dara. nakaar nag l'accident bi nga xam ne mi ngi amee ni ki rek démb si guddi sa njëlëk pël sa Ngajaga mu ne ni ko na benn gendarme moom moo ñàkk bakkanam gannaaw ba mu daanee si benn rek mbalka la daanu 2 mètres la mbalka ba sa la toll moom nag ba mu daanee si biir wala mbalka ma ci boppam dañu ko doon gas ngir nag lu jëm ci fay lakk ga nga xam ne moom moo fa amoon foofee te mu jaarale ko ci gaz ba foofee sa Ngajaga sapeur pompier yi mu mel ni kon jéem nañu ko seet ay waxtu mujjee ñu ko gis mujjantal ga nag ñu gis ne kon mujj na ñàkk bakkanam du ñàkk daañ si dikkaat si sunu yeneen jotaay yu xibaar ci na mu gën a leeree ni mu leen ko waxee ci ndorteel yi Boubacar Seye xam ngeen ne kon fanaan na guddeem gu njëkk ni ki démb sa ndugg siin jiital Horizon Sans Frontières moomee nga xam ne dañu ko placé woon sous mandat de dépôt la ñu ko doon toppee bokk na si joxe xibaar yu nga xam ne ni nee nañ dara wéru sa doyen des juges nag dafa mel dafa topp sàkkutee fukk procureur wala waa parquet ndax nee nañu nag te loolee nag kii di maître Amadou Diallo dafa gis ne scandale gënu ko mag te loxo nag faw mu dar sa gémmiñ ndax Boubacar Seye la mu wax du lenn du sàkku ñu andi ay leeral dañu jokkoo moom ci téléphone moom maître Amadou Diallo ñu teewlu ko. Babacar Seye placé nañ ko sous mandat de dépôt ñu inculpé nañ ko pour diffusion de fausses nouvelles man bettuma maa ko doon xaaraale et on a préparé aussi notre client ci loolu xam nañ lii moom c'est de l'intimidation c'est une procédure la bi nga xamante ne dañ ko def fi pour nag jëm ko na fi loolu daal loolu la rek lu ñu seetlu mooy Sénégal c'est ki nga xamante ne da ngay wax li nga xamante ne état bi def na ko pour ñu na fi loolu dañ lay teg procédure judiciaire d'information dugal la prison jëm la sonal 30 jours 45 jours ñu may la liberté provisoire puis au-delà quand même des procédures judiciaires quand même de membre de Amnesty International, mais on va mobiliser l'opinion pour que rapidement ñu mettre la pression pour atteindre quand même que l'État du Sénégal libère ses citoyens honnêtes et intègres. ñoo ko dogandoo El Hadj Mansour Diop mu mel ni kon Boubacar Seye fanaan guddeem gu njëkk sa ndungu siin la mu doon sàkku moo di bawoo si Union européenne doon xeex màngaan gi sàkkul lu leer waaye it mu mujjee caabi féete ko sa gannaaw loolu lu muy nuru. vraiment du pexe bi gën nit koo xamante ni bii yaa ngi liggéey pour sa réew Boubacar Seye bàyyi njabootam bitim réew ñëw fii Sénégal nekk ci benn ONG di ci def kéemtulaay kantanam pour ay rakkam pour ay jarbaatam xamal nit ñi lu bëri dem ba mujj nekk expert ci wàllu politique gu migration di def liggéey bu am solo te séentuwu ci lenn ak lu mu mën di am protéger nit ñi ak immigré bi moo ko gënal bu sampee benn laaj te ku nekk xam nga coopération wala jàppalante diggante Union européenne ak gouvernement bu Sénégal tënku ci migration clandestine ci booy jëkkoon di dem ci gaal gi jamono nguur Abdoulaye Wade ba léegi donc tey am na droit laaj parce que boo seetee question am dafa commencé depuis nguuru Wade ak léegi mais pourquoi après question boobu ñun Sénégalais di xaar ay explications Sénégalais di xaar fu ñu def benn projet wala fu ay ndaw di liggéey ñu jël ko nii dugal ko kaso dafay mel ni dañu bëgg a tëj gémmiñam ci tomb bu am solo. donc moi je pense indi woon ay réponses par rapport ak question bi mu posé xam nga nag nguur dafa bari doole mën nga poser question mu ne question boobu loo bëgg a wax la. tuuma la ko diffamation mais balaa ngay diffamer joxeel explication ñun Sénégalais yi li ñu gën a soxla mooy ay leeral que moom ñu koy diffamer bi ci desit nag vraiment. mun nañu ko topp itam indi ay leeral te duñu ko dugal kaso. xamuñu état de santé am nekk góor di liggéey sa réew. après benn pexe bi ñu am coono muy dugal la kaso vraiment Sénégal aussi démocratiquement ak wàllu droit privé war nañu xool wax dëgg yàlla nit ñi anam yi ñu leen di dugalee kaso. voilà anam gi ñu leen di dugalee kaso ndax da di guleet ñu gis fii ci réew mi Birahim Diadji Touré ci ñuy sàkku yoon andi ay leeral ci li nga xam ne lu jëm ci wàllum koppar la gis nañu ko fi ci mbirum Ousmane Sonko ki nga xam ne moom mooy Mansour Faye également doon nañ ko fi laaj ngeen bu andi ay leeral waaye France caabi féetew ko ñoom ñëpp caabi féetew leen ginnaaw. ndax te déglu nañ leen. booti konte lay nuróol wala en tout cas ñu xool ko xam ne peut-être dañoo jàpp ni néew na doole ñu gën ko néewal doole ndax ñoom dañoo fàttali benn article di 139 bu code de procédure pénale mi nga xamee ne li ñu ci wax mooy ni diffusion de fausses nouvelles. diffusion de fausses nouvelles day fekk déjà nga établir ni fausse nouvelle la moom indiwul ne nii la demee dafa ne dafa am xaalis lu tolloog téeméer ak fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñu koppar yoo xam ne Union européenne. yamul ci Sénégal da ko dugal ci Sénégal ak yenn réew Afrique lu muy laaj mooy fan la xaalis boobu dugg lan lañ ci def ndax dafa gis ni immigration wala migration irrégulière bi ñu doon xeex bi taxoon xaalis boobu jóg ba léegi jógi fu kon nekkul loo xamee ni war na doon problème ba ñu war ko comme ni ko Mansour waxee teg ko ci mandat de dépôt parce que ay avocats am nee ñu ni actuellement son état de santé sax ne lui permet pas
muy toog ci li nga xam ne moom mooy régime carcéral ci biir kaso moo war a sax ñoom actuellement dinañu déposer benn demande de mise en liberté provisoire ngir bu waree tontu mu dem tontu leen waaye bañ ko bàyyi ci biir kaso bi moom Boubacar Sèye. mu nga kon li ci kanam raw li gët xanaa di fàttali ne kon àjjuma la jóge sa Lisbonne wàcc sa aéroport international bu Blaise Diagne moom Boubacar Sèye ñu tegandi ko loxo yóbbu ko ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane Boubacar Sèye nag dafa yëkkati woon ay kaddu jëm ci koppar ba nga xam ne Union européenne dañu ko génne ngir xeex màngaan gu jaarul ci yoon gi mu si joxoñ baaraam li nga xam ne rek moom mooy nguuru ko Sénégal jëm ci koppar yooyu dañu ko jëfandikoo ci anam gu jaarul ci yoon di leen xamal ne kon leneen lu soxal bi la jotaay xibaar jëm ci loi état d'urgence bi wax nag état de siège bi nga xam ne promulgué nañ ko ni kii rek démb jagleel ko nag njiitu réew président Macky Sall mu yokk ak kantanam jëm ci lu ñuy xeexee yenn ci ay njombe wala nag lu nga xam ne moom mooy ay pandémie mbas bu amee fii ci réew mi mu mel ni kon loi 2021-18 boobee dafay tax ñu dugg ci 3e régime juridique leerali ak Safietou Bandiaye. loi 2021 bi soppi loi 69 ñeel rek état d'urgence ak état de siège njiitu réew mi mujj na ko promulguer ak loi bu yees boobu nag président Macky Sall mën na sans proclamer état d'urgence jël ay mesures ngir rek mën a prévenir wala gérer bépp catastrophe naturelle wala crise sanitaire suñu sukkandikoo ci kàddu avocat bi di maître Tine su weesoo loolu itam mën na déléguer exercice su pouvoir am ki nga xamante ne moo di ministre de l'intérieur gouverneur wala préfet ci ay anam yu loi bi leeral kon lii soppeeku mooy pouvoir bu bëri bi nga xamante ne président Macky Sall mënu ko woon am te décrété wul li nga xamante ne moo di état d'urgence kon njiitu réew mi fi mu toll nii suñu sukkandikoo ci maître Abdoulaye Tine ba tey dafa créer ñetteelu régime juridique d'exception Macky Sall kon mën na taxaw ci disposition législative yi rek ngir wàññi liberté constitutionnelle yi fi mu toll nii njiitu réew mi mën na décréter ci ndorteel bi fanweeri fan état d'urgence mu di loo xamante ne mënul woon weesu fukki fan ak ñaar ci loi bu njëkk bi mën na itam yeesalaat lii di état d'urgence bi maanaam renouveler ko te du jaar ci assemblée nationale mu di itam loo xamante ne mënu ko woon. ñu àddu jëmale ci parti démocratique sénégalais ga nga xam ne taxawaay ga amee jëm ci ñu saytuwaat fichier électoral bi moom dafa gis ne jamono ji wañuk loxo lay gën a niru jëm ci njiitu réew mi ndax bu ñu sukkandikoo ca nga xam ne moom moo yor wàllum élection Cheikh Dieng moom mu ngay xam la ne kon jamono ji jotoon nañu dugal ab bataaxal envoyé ko ministère de l'intérieur moom mi ñu dénk bi réew mi ngir nag jëm ci sàkkutee fu ko parti démocratique sénégalais moom Antoine Félix Diome am ñu ak tontu ca moom ñu teew lay kàddoom moom Cheikh Dieng. saytu audit fichier électoral bi wala processus électoral bi te boole aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy incarner l'opposition ci biir Sénégal bi et booba léegi nag bind nañ ministre de l'intérieur entre muy président Macky Sall ñi ngi na buntu ci seen ginnaaw yu baaraam bañ a dégg bañ a gis lii dëgg te yaakaar nañu nag bu fekkee ne dañoo bëgg rek jalgati nañ ko njëkkoon def ci audit bee passé le peuple sénégalais sera juge donc par rapport à cette forfaiture ñuy réclamer xanaa ñëpp xam nañ ni mooy dëgg mooy yoon donc loolu ñu continuer di rek te duggoon ci jël yeneen initiative soobee yàlla. ndax saytuwaat sunu fichier électoral jar na ko déedéet bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Mor Ndiaye Mbaye moom conseiller la jëm ci wàllum biométrie dafa gis ne nag saytu sax fichier électoral bi loolee ñàkk temps lay gën a niru perte de temps waaye it ñàkkum koppar gu mat sëkk ay kàddu la yu mu yëkkati ñu teewlu ko. loolu day opération boo xam ni Sénégal dafa weesu foofu bu yàgg. chaque fois ñu reprendre les mêmes choses ma wax ci ni dañ ci perdre temps bu bari mais dañ ci aussi yàq xaalis ndax opération bi li nga xam ne moom lañ ci jubloo seen opération saytu bi nga xam ne moom la ñuy saytu te dénk ko ay nit ñu jógee bitim réew loolu du génne la nga xam ne moom lañ ci seet daanaka mën naa wax ni la ñuy nar a génne ca liggéey ba xam nañ ko léegi mën nañ sa ko wax léegi ndax du jur dara. ñoo ko déggandoo Birahim Touré jëm ci fichier électoral bi ñu war ko saytuwaat ñeenti la ñu tànn ñu nga xam ne nii si ay borom xam-xam lañ dëkkuñu fii ci réew mi waaye coow judduñu sa ndax waa parti démocratique sénégalais ànduñu si. waaw parce que ñoom dañoo jàpp ni tey mënoo càmbar li nga xam ne moom mooy fichier électoral bi ci wàllu audit te boolewoo ci dañ naan l'opposition représentative ñoom ñu jàpp ni bu dee ci assemblée nationale ñoom ñooy opposition bi ci gën a taxaw bu dee ci beneen wàllu tamit ci li ñu yore ci ay militants ñoom dañoo war a bokk ci càmbar fichier électoral boobu di wàllu audit li leen ci metti tamit mooy le fait que dañoo jël ñeenti expert wala ñeenti auditeur ñoo xam ni am ci kenn kuy doomu réewum Sénégal
waaye nag dañuy fàttali tamit ni ci comité dialogue bi ci lañ ko waxtaanee te bu fekkee ni PDS moom bokk ci woon kon tey li ñu jël ci wàllu dogal peut-être da ci wuute moom moo indi nag coow li parce que ñoom bind nañu bataaxal ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi di ministre de l'intérieur xamal ko ni ñoom dañ cee bëgg bokk donte fi ñu toll nii nag coow li mooy ndegam loolu dina am lenn lu mu soppi ci doxalinu ko nguur gi yaakaaruma ko peut-être que bu fekkee ni dialogue day am wala discussion day amaat ci lu jëm ci fichier électoral bi mën na am ñu waat leen ci waaye audit bi moom ñële ñoo koy yore muy waa ERA. mooy ñeenti experts yi El Hadj ñoo ko déggandoo mu mel ni kon waa parti démocratique sa ànduñu si waaye nag bu ñu fàtte ne bu ñu sukkandikoo Mor bi nga xam ne am nañu ko sànq dafa gis ne yàqum koppar la. man damay gën a xóotal ci ñàkk ànd parti démocratique Sénégal parce que xam nga décision bi sabab ñuy amal tey audit fichier électoral bi décision bi tax retrouvailles am ci yenn ay parti politiques yu nekkoon ay noonu démb comme Idrissa Seck comme Macky Sall yooyu yëpp mu ngi jeexeetaloo ci jotaay yi juddoo woon ci dialogue bi. début dialogue bi waa PDS dañu mës a gàntal. xam nga jotaay moom boo ci bokkul biig Biraye mu ngi koy wax boo ci bokkul bu ñu jëlee décision sa ginnaaw daanaka doo am kàddu goo ciy wax mais dama doon samp ay laaj ci début ba nii lan moo tax PDS bokkul ci dialogue bi ñàkk ànd ak Macky Sall la wala beneen jeu la parce que am na décision yu ñu jël yoo xamante ni bii PDS daanaka amu ci réaction. ba tax na tey docteur Cheikh Dieng mu ngi wax ci ñàkk ànd ci ñi ñu tànn muy expert pour ñu def audit bi. mais man toujours du ma dépendre ci point de vue bu PDS pour mën a jam li fi am donc li fi am dama koy jam de façon globale parce que mun nañu am ñu saytu fichier boobu te duñu jëlee ay étranger loolu mun na nekk boole ci itam dialogue politique bi ba léegi nga xam ne ci lañu sukkandiku pour amal audit bi ba ci benn commission bi noppi liggéeyam te ndam si yàlla sa général Niang jiite woon ko dañoo gis ni dialogue boobu daanaka ñaar yooyu dong moo ci génn njëriñ te daanaka avantage u Macky Sall la muy am jàppandaluk mën a xool fichier électoral bi ci des am jàppandaluk mën a dajalewaat opposition bi ko wanoon ginnaaw donc toujours Sénégalais yi dafa mel ni dañuy def lu leen neex ñi waa politique yi toujours di wërloo Sénégalais yi boobu ñu yeggee ci élection rek ñu tànnloo Sénégalais yi ki leen neex moo tax fu mu nekk ni même loo jam audit bi ñuy def ci wàllu fichier bi ak ñi koy jam di waa PDS toujours doo ci mën a dem à 100% parce que doo xam kan nga ci gëm kàddoom ci ay jëfam bu ñu demee ba ci cëppaandaw ji ba tax na toujours victime bi mooy électeur bi. mooy électeurs yi mooy askan wi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkandoo foofee ca garage yu malien noonu la ñu ko tuddee ñoom nag dëkkandoo ga jàppaleen ni des na neex ndax nag nañu ni foofee dañu leen di tànqal ñàkkum kaaraange la ñu gis seen bopp dañoo dem ba gis ne seen dëkkandoo ak garage yu malien booba faw ñu xoolaat ko te la leen gënal sax moo di ñu abal leen waxtaan la wu ñu sekk ak Idrissa Diémé. bu amee fenn fi nga xam ne askan bi seen xel dalul benn yoon du fenn fudul cité Cyprès 5 ca Mbao. tey jii boo bëggee dugg ci cité bi wala nga génn ci cité bi mais da ngay camions yi ni ñu fiy gaaree ak anarchie bi ñuy gaaree tu peux faire 30 minutes rien que pour sortir de la cité. yooyee camion tax ba dugg seen cité jafe leen lool niki noonu itam wàllum kaaraange itam tegu ci. ay produits dangereux la ñuy transporter lu ci mel ni essence lu ci mel ni gasoil lu ci mel ni kérosène mais également d'autres produits toxique et inflammable ñëw parc fii si suñu cité autorités yi nga xamante ne ñun war nañ leen gis par rapport à ce problème ñun gis nañ leen ci mais le problème demeure et reste entier. gannaaw bañ leen interpellé niki noonu itam nguuru Sénégal municipalité bu Mbao indi ay leeral. ñu ngi ànd ak li population bi wax moo waral le 12 novembre le maire Abdoulaye Pouye invité le gouverneur mu ànd ak préfet ak sous-préfet ñu gis ne kat camions yi waratuñ fi dox mu am dogal boo xam ne préfet gouverneur jëloon na ko waaye nag ñun dañuy leeral ne yoruñu police yoruñu gendarmerie pour exécuter décision boobu. garage bi ñu duppee malien mënatul a dëkku camion yu fay ñëw ba tax na sax askan bay yeewoo ca Mbao di sàkku rek ñu jëlee ko fa. jaajëf Idrissa Diémé ni mu leen ko waxee ñi ci ndorteelu bi la jotaay xibaar ci réewum États-Unis la ñuy wutali xam ngeen ne kon Donald Trump tey lay abale ñu daal di nag teg ci jàll bi kii di Joe Biden waaye nag ci ginnaaw amoon na ak fitna gu fa amoon ba ñu si doon joxoñ baaraam Donald Trump jamono ji may àddu ngeen ni teewlu mu mel ni kon gaañaa nga ca wàccaay la te ñu bëri ñu ngay joxtu ni ña nga xam ne ñoo ànd ak Donald Trump mën nañu fi àndi ak fitna dañuy dem sa réewum États-Unis ànd faax sunu ndaw Mohamed Seydi.
ci Capitole yépp ci état yi fi nekk rawatina bu Washington ak i bureau nguur gi fi nekk fépp garde nationale yi dinañ fa nekk waajalan manifestant pro Trump yi yor gànnaay bañ rek nangu li seen président bi di Trump daanoo ci élection yi fi mujj li ko waral FBI mi jotati bulletin bi leen xamal ni li pro Trump yooyee bëgg amalati tey jile gannaaw yi mujj yi ñu fi defoon le 6 bi passé ba fii ci Atlanta autorité yaa ngi waajal seen bopp ndax nag victoire démocrate Jon Ossoff ak Warnock yi passé yàggul te dalal xel nguur gu bees gi fi ne dem na ba tax ñooñee di jot ay menaces askan wi fii nag surtout minorité yi xeex ba fal Biden tey ñoom bi manifestation ya ca Capitole bi amee ba tey ñu si bëri yëngalu leen teg ci ñoo ngi si réseau yi di kekkantu pro Trump yi ci feeñ ndax ñooñee li ñu manifester di yàq institution état yi perte élection moo leen ko yóbbee u teg manifestation nit ñu ñuul ñi nga xam ni racisme ak li ñuy rey seen ay njaboot moo tax ñu koy def teg ci ñu leen di ñaawal ni bu dee xonk nopp yi léeg-léeg ñu tuddee leen ay golo ñoom ñooñee ni ñu doon yéegee ci Capitole ba war naa tax ñu xooliwaat ndax du seeni xeet googee ñoo bawoo dëgg-dëgg ca golo ya bés boobee tamit yooyu ñuy reyee nit ñi dagg seen baat xonk nopp yooyu feeñal nañ ko si ak lu mënti am tey lu nar a am dana leer si kanam tuuti gannaaw loolu yenn ci digge Biden yi taamal feeñ di dalal xelu ñi ko fal benn ci ñoom muy dajalewaat réew mi loolu benn Kamala Harris njëkk ko fësal moomee xeetoog lu bëri nit ñu ñuul ñi ñu yokk ci Pete Buttigieg borom ñaari tur la bu ko nëbbul ñëkk si nar a nekk secrétaire américain au transport ñetteel ba Rachel Levine nëbbu ko moom it di góor bu soppi meloom doon soxna léegi nar a njëkk doon secrétaire adjointe à la santé ci bile nguur buñ demee ci latino yi ñu lim Alejandro Mayorkas ci boppu département sécurité intérieure gannaaw loolee Biden mi ngi jëm ci fas yéene régulariser tamit ay millions nit yi fi nekk ñàkk kayit jamono ji may wax nag américain yu bëri jot nañ seen koom ngir dimbal bi ñu amee ci mbas mi buñ demee ci économie bi nag jóge na ci deuxième trimestre bi muy avril ba juin 2020 nekkoon ci 31,4% en rythme annualisé àgg ci 33,1% ci troisième trimestre juillet ba septembre 2020 wone économie bi nank-nank mu ngi jógaat ak taux de croissance bu idéal nekk ci diggante 2 ak 3% gannaaw bi le mbas waaye lii yëpp taxul diggante républicain ak démocrate yi fi ne jamante yi gën a wulee ñaay mu doon pour Zik FM Mohamed Seydi fii ci États-Unis jërëjëf Mohamed Seydi ñu jàll si ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon ndax soxna Fall. Soxna Fall ñu nuyuwaat la. fay na la Mame Mbaye Ndiaye dañ lay bàyyi nga doxal. mi ngi noonu dañ koy dooree ak soutien d'État bi nga xam ne kii war a nekk bokk ci ñiy jongante ngir jiite confédération africaine de football maanaam CAF Maître Augustin Senghor am na ko mu di légende camerounaise bi di Roger Milla naka démb nag la ñu dajee foofee ci Cameroun nga xam ne fa la ñuy amal xewtu lu jëm ci championnat d'Afrique des nations bi ci noonu ñu ngi xamal ni Maître Augustin Senghor sax day dakkal séjouram foofu ñu bési ci Ndakaaru tey jilee dafa war a dem foofee ca Praia dañ fay amal assemblée générale ci week-end bi ci noonu wax nañu ne foofee dana fa janoo ak taskatu xibaar yi wax naka la fas yéene campagne ngir jëm rek ci jiite confédération africaine de football CHAN la ñuy tàbbi waxtaane ak démb la fa jot a xew Guinée daan bu yaatu waa Namibie bi ñett ci dara la daal di am Ñaña Bari ak Morlay Sila mi nga xam ne moom lañ tabb sax homme du match ñoo fa rek jaar ba tax na Guinée daal di jiite li nga xam ne mooy groupe D boobu lu ko rek jiitu ñu mën a jàpp ba tey ci CHAN boobee nga xam ne ma ngay xew foofee ca Cameroun beneen ndam muy di Zambie mi ko rek def ci kanamu Tanzanie ñaari bal ci dara la ko rek daan tey jile ci wàllu programme 16h waa Cameroun ci ñaareelu bëccëg bi ñooy dalal Mali waaye 19h Burkina Faso ak Zimbabwe ñoo ci war rek laale. waxtaani wàllu beach soccer championnat bu Sénégal wax nañu ne dinañu ko tàmbali naka samedi lay doon ci noonu ñaar fukki équipe ci la ñu bokk fukk ak juróom benn yi ci Ndakaaru la ñu nekk waaye ñeenti ya ña nga ca Saint-Louis foofee ca Ndaax kon ñi ngi waajal bu baax lu jëm ci compétition bu ni mel la Europe la ñuy wutali Premier League ak Chelsea bu Edouard Mendy mi nga xam ne dafa ñàkk ci kanam Leicester ñaari bal ci dara loolee sax moo may Leicester mu jiitu ci jamono ji ci bopp classement bi foofee ci championnat bu Angleterre ñu wutali Espagne Messi mi nga xam ne rek dafa amoon ci super coupe bi ku ni ne moom moo ko dóor ci kanam ñaari match lañu ko suspendre kon ñaari match blaugrana yi ne ci suñu kanam moom Messi du ci rek participer.
Europe la ñuy desandi ak Italie super coupe bi war a dox ci diggante Juventus bu Cristiano Ronaldo waaye ak Naples bu Koulibaly international sénégalais boobu mu di ay retrouvailles yu nar a neex tey jii les 20h lañu ko jàpp ngir boobi jongante ci jamono jooju dinañ amal tam 9e journée retard ca France Marseille bi ne ci goutte war a dalal Lens kon 20h lañu koy rek jongante. lu jëm ci mondial des clubs amal nañu tam tirage au sort bi ngir ñu xam ñan ñoo ci war a daje naka rek démb tam la ñu amal boobee tirage ngir mbir yi ñu xool naka lay daal di doxanale jëm ci seen wàllu compétition ba tey ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu transfert internationaux yu joueurs yi ci rek góor ñi ñu ni dafa am ak wàññite li ko waral nag du lenn lu dul feebaru mbas mi nga xam ne moo lëmbe àdduna bi yépp ñu mën a jàpp ci lu tollu 17 077 transferts la ñu ne moo am mu di 5,4% ci atum 2009 lu ñu mel gëj na am ak bees depuis 2010 kon loolee ñu jàpp ne rek 4178 clubs amal nañ ko ci lu tollu 187 associations waaye itam 14432 ci ay joueurs yu wuute ci 180 pays. ñu tàbbi ci wàllu MMA mu Reug doomu Sénégal bi défier benn doomu Cameroun loolee nag wax nañu ne jàpp nañu ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier gannaaw ba nga xamee ne dañu reporté woon combat yi ñu jàppoon atum 2020 kon Omar Kane Reug ñu mën ko xaar mu dikkaat ci compétition boobee di MMA jeexal ak wàllu karaté ak fédération sénégalaise de karaté bi nga xam ne ñoom itam wax nañu ne tey jile ci ngoon dinañu am ay kits scolaires yoo xam ne dañ leen koy jox professeur Daouda Ndiaye moom fondation Action moo fay jaar ngir jàppale leen lu jëm ci seen wàllu Mambay tënkal woon ci xibaar yi. jaajëf soxna Fall ñu jàll kon rek delluwaat ci tali bi xam nga ne ñaar fukki juróom-ñetti waxtu teg na ñaar fukki simili ak juróom gaañaa ngi liggéey wala ñuy dem l'école dañuy wàcc ci tali bi rek saytu dem baax dikk bi Aba bu fekkee mën nga ñu wax photo